Abdou Aziz Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sine24.com. jërëjëf monsieur Sarr maa ngi lay fay. donc nga nekk ki ñuy njëkk a dalal ci émission bi ñuy wooyee PDG pas de gants pas de gants nekk na émission boo xamante ni dañ ciy dalal képp kuy citoyen mu ñëw fii wax li nga xamante ni moom la am ci xol bi mu wax ko ñëpp dégg ko. donc ba tax danañ lay gërëm ñuy fàttali ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ne Abdou Aziz Gueye enseignant de formation la nekk IDEN 2 Mbour waaye itam bokk ci kuréelu syndicat bi ñuy tuddee UDEN bu nekk secrétaire général bi fii ci donc Mbour 2. Abdou Aziz laaj bu njëkk mooy yow ban jàngat ngay def ci njàngale mi ak njàng bi. jërëjëf monsieur Sarr maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu bu baax dalal bi ma dalal ci seen émission bi. te nga wax ne man maa ci njëkk a dal man nga ci njëkk a dalal te mooy pas de gants. pas de gants nag buñ koy wax mooy wax joo xam ne kenn du ko raay. gannaaw ma la santee gërëm la ci loolu li ma lay wax rek mooy njàngale bi njàng ak njàngale fii ci Sénégal sooxee na bu baax a baax a baax a baax du ma ci jukki lenn nag dama lay wax rek nga delluwaat ci njàngat wi nga xam ni état bu Sénégal nga xam ni ka ca bopp bi Macky Sall moo ca ne moo santaane. ñi nga xam ne safoo nañu njàng ak njàngale ñu tëju waxtaanee njàng mi njàngale bi depuis 2014 ñu tuddee ko assise de l'éducation et de la formation lépp loo xam ne jafe-jafe la feebar la bu nekk ci système éducatif bi boo demee ca rapport yi da ko fa fekk lépp loo xam ne orientation la ay digle la yoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñu xel màcc ci njàng ak njàngale ñoo ko xel def ko ca rapport yooyu ma nga ca ñu di ko tuddee ay recommandation ak ay orientation yooyu nag depuis 2014 ak léegi mi ngi def juróom ak jafe-jafe yi ñu doon tudd laataa ñuy wax assises yi ba tey jafe-jafe yooyu la ñuy wéy di ko tudd kon moo lay war ne jëmmalaguñu li nga xam ne moom lañ ci digle woon ne bu ñu ko defee du ñàkk système éducatif bi nit ñi mën cee am jàmm. donc daal bu dee diagnostic bu dee malade bu feebar ñu ñëw ñu wax lan moo ko dal ak li ko dal naka la ñuy def ba saafara ko dama lay delloo rek monsieur Sarr ci assise de l'éducation et de la formation yi nga xam ne président bu Sénégal moo ko commandité woon te lépp loo xamante ne njàng la ak njàngale la ak lañ ca digle boo demee ci rapport yi da ko ci fekk. leer na donc bu ñu la déggee mooy njàng mi sooxe na. njàng mi ak njàngale bi feebar na donc ñu bëggoon la laaj rek yow mi nga xam ne acteur nga nekkit syndicaliste ana lan mooy wàllu ñi nga xam ne ñoo ko seq ku ci nekk lan moo ci wàllam ci ñàkk dox boobu. jërëjëf monsieur Sarr mais tàggee boo gis am na jàppal diw. bu dee responsabilité yi fu ñu toll dañ naan la responsabilité est partagée maanaam bu nit ki di ci jël lim ci moom ci jafe-jafe yooyu dama daan rek président de la République bu Sénégal mooy ki nga xam ne buñ dee poñe moom lañu war a poñe ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la éducation am ndax moo xëy commandité ay assises boo commandité ay assises nit ñi tëju perte seen temps perte seen lu ne rajo yi ñëpp couvrir ko journaux ñëpp couvrir ko ñu indi ay rapport wane ne système bi yii mooy jafe-jafe jàngoro yi lii la waaye nag ci yoon wi lañuy jaar pour saafara leen nga jël kayit yooyu depuis 2014 ak léegi def na juróomi at gisaguñu benn jeego benn tànk boo xam ne nguur bu Sénégal teg na ko ngir wane ne ñi mu waxoon ne nañu tëju waxtaan ak xellu ci système éducatif bi safoo na leen gisaguñu état du Sénégal teg tànk wala mu teg jeego bu jëm ci loolu. kon moo lay war ne bu responsabilité première bi président de la République ñu soog a xool nag ministre de l'éducation nationale lan moo ciy cëram ñu soog a xool syndicat yi lan moo ci seen cër ñu soog a xool acteur bi dugg ci biir classe bi di jàngale lan moo ciy cëram ñu soog a xool xale bi nga xam ne dañ ko ne demal jàngi wuti xam-xam lan moo ciy cëram ñu soog a xool parent d'élève bi nga xam ne muy jur doomam jox ko enseignant bi ne ko jàngalal ma ko lan moo ciy cëram ñu xool autorité municipale bi nga xam ne école bi ci diiwaanam la nekk lan moo ciy cëram mais cër yooyu yëpp boo leen boolee du mat benn wala ñaar ci téeméeri cër boo koy jël yoo xamante ne da nga ko waroon responsable dama naan 98% c'est le président public nañu jéem a def teg tànk def jeego ci yi nga xamante ne ay nit ñu seen xam-xam màcc ci njàng ak njàng ñoo ko digle woon depuis 2014 ngir ñu jóge ci fii dem ca fee jóge ci fii dem ca fee mooy dem ci loo xamante ne nit ñi dañ am yaakaar ci système bi nga xamante ne mooy ñun ñëpp suñu intérêt mooy mu dox amul kenn koo xam ne ci Sénégal am nga intérêt pour système bu Sénégal mu nën mbir donc daal la responsabilité est partagée dëgg la waaye daal bu dee daal dañuy poñe ki ñu war a gën a poñe mooy président de la République bi nga xam ne ñun moom la ñu jël dénk ko mu war a doxal Sénégal.
waaw ñu gis ne yow comme ci bokk nga ci kuréelu syndicat yi. surtout rawatina bu IDEN. donc ma bëggoon rek nga wax ñu ana lan mooy wàllu syndicat yi parce que jàpp nañ ne Sénégal bari nañ syndicat lool ci wàllu ci njàng meeg njàngale bi. te gis nañ ne seen xajaloo nañ lool ci seen ñi demee ak ni nga xam ne noonu la ñu organisé woo. ñu bëggoon nga wax ñu ana lan mooy seen wàll ak ban proposition ngay def pour que syndicat yooyee mën a jàkkaarloo nguur bi ba fexe ñu respecter engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko. loolu li ma ciy wax mooy ñun dañuy sant yàlla bi ñuy sant yàlla mooy dañ doon jooy ne syndicat yi dañoo bari ñu dem sax ba lim ne am na fi ñeent fukki syndicat ak lu topp yoo xam ne benn bu ci nekk jàpp na ne njàng ak njàngale moom ngay safoo ñu dem ci ay jongante boo xam ne dañ ne képp ko amul 10% maanaam téeméer yu wote yu nekk boo ci amul fukk amatuloo sañ-sañu bu ñuy waxtaan ak nguur nga toog ci taabal bi ñu defee élection ba noppi am ci juróom-ñaari syndicat yu génn ñoo xam ne am nañu fukk ak topp ki nga xam ne sax jotuloon am fukk ngir wane justice ak démocratie muy suñu mbokk jàngalekatu arab yi affecté nañ leen may nañ leen ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a toog ci table de négociation yi ak waa SYELS mooy syndicat wu inspecteurs yi kon léegi bu ñu dem jógee ci ñeent fukk ak lu topp ci ay syndicat ñëw ci juróom-ñetti syndicat jàpp naa ne mbiru syndicat yi dañoo bari problème boobu amatul mu des nag ban taxawaay la syndicat yi kuréelu syndicat yi am ci Sénégal man jàpp naa ne ñi ngi dund jamono boo xam ne responsabilité wu syndicat ni mu fësee sax dafa ëpp parce que wane nañ ni yenn wi ñu leen yenn àttan nañ ko te xam nañ ni mu toll ñun duñu ay noonu gouvernement ñun ay àndandoo gouvernement ñun ay partenaire gouvernement ñun noonu la ñuy jàppee suñu bopp mais bu jàmmarloo amee ci nguur lay jógee waaye ñun jàpp nañ ne war nañoo mën a xelal état jàpp nañ ne war nañoo mën a fexe ba système éducatif di dal ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax fu ñu jàmmarloo rek dañoo pousse ngir ñu jàmmarloo kon am nañ responsabilité boo xamante ne ñun xam nañ ni mu toll te ñu ngi koy wéyale du ñàkk nag mu am yenn saa ay jafe-jafe ndax amuñu sañ-sañ nit bëgg a créer Sénégal ñu ne doo ko créer loolu loi bu Sénégal constitution bu Sénégal moo ko maye. ñun ñëpp mooy suñu ndey ñun ñëpp mooy ndeyu loi yi ku jóg am mbooloo am nga sañ-sañ te ministère de l'intérieur nga doon association wala nga doon mouvement wala nga doon syndicat yaa xam waaye daal syndicat yi nga xam ne ñooy toog ci table de négociation di waxtaan ak nguur tolluwuñu motuñu juróom-ñett kon nag waxtaan ak ñu mel noonu dafay yomb ñun aussi xam nañu suñu responsabilité ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe bi ak ci système éducatif bi ñu ngi waxtaan ak suñuy nit ñu ngi def ay conférence ñu ngi def ay assises bëgg de moo Ndiaye dem nañ ci ba Ziguinchor dafa ñetti fan ngir former suñu ay membres ñi ngi def suñu kuréel yi nga xam ne régulièrement ñi ngi koy organiser ñu ngi def suñu ay benn ñu ngi def suñu ay CA yooyu yëpp ay moment la yoo xam ne pour échanger ak suñu ay membres ay moment la yoo xam ne aussi pour former tàggat suñu ay membres te niñ koy defee au niveau de l'UDEN noonu la ko waa CUSEMS si defee noonu la ko waa SAED si defee noonu la ko waa SYELS si defee noonu la ko ñeneen ak ñeneen di defee donc daal jàpp naa ne syndicat bu Sénégal nguur mën naa am ci ñoom yaakaar mën na leen doyloo mën na am njortu rafet ci ñoom que ne bu sukkandikoo ci ñoom du ñàkk jafe-jafe yi ñuy jooy ci système bi mën nañ ko dépasser. waaw mu mel ni jamono bi Serigne Mbaye Thiam di yor njàngale mi relation yi xawoon naa indi ay jafe-jafe lool. léegi yàlla def Modou Talla ñëw. ana nan nga seetloo ni mu tàmbali wala boog ana nan ngay xaar ci moom. waaw sëñ Mbaye Thiam de ñun li ñu jàpp mooy ne diiw li mu fi nekk yëpp du ñàkk mënul na liggéey lu jar ñu félicité ko waaye bari na ci jàngalekat boo xam ne boo ko dabee laaj ko dara naan sëñ Mbaye Thiam daal li ma gën a bett ci moom mooy saa yu xëy suba mi ngi fexe lu ñu délivré lu wàññi enseignant loolu nag du image bu baax Mamadou Talla nag ñun jàpp nañ ne mën nañoo am ci moom njort bu rafet ndax benn ci suñu biir la jógee ñaar département ba mu yor muy formation li ko wutalee njàngale éducation ak formation bariwul ñetteel ba bi mu ñëwee itam wane na woote na jàmm wane na ne ku dal la wane na ku ubbeeku la wane na itam ni ñëw ma pour jàmmal ak xeex ak yéen mais dama ñëw pour que yéen ak ñun ñu àndandoo système éducatif bi ñu jëmale ko kanam loolu nag ñi ma jot a waxtaan ak ci wàllu syndicalisme yépp loolu lañ seetlu ci moom mu des nag acte yi muy jëmmal te defe naa ne buñ ko ñaanalee defe naa ne tey moom tamit mu góorgóorlu gën a ubbeeku ci syndicat yi du ñàkk
liñ doon jooy ci système bi lu ci bëree bare dina saafara su Mamadou Talla. jërëjëf Abdoul Aziz Guèye donc ñu ngi lay gërëm bu baax ci nit ñi nangulee laaj ak tontu. ana lan ngay tàggoo. waaw li may tàggatoo rek mooy système éducatif bu Sénégal ñun ñu ngi ci am njort bu rafet jafe-jafe du ñàkk bi fi Senghor nekkee jafe-jafe amoon nañ ci système éducatif bi waaye dépassé nañ ko Abdou Diouf ñëw dépassé nañ jafe-jafe yooyu Abdoulaye Wade ñëw jafe-jafe am na dépassé nañ ko Macky Sall yi tamit ñëw li ñu amoon yaakaar bu baax ci moom du ñàkk am na lu mu def ci loo xam ne nit ñaa koy sàggee waaye tamit jafe-jafe yi bari na lool te dafa mel ni jafe-jafe yi day gën di bari mais ñi ngi am toujours yaakaar ne du ñàkk mën na doon ci nguuram lay doon mën na doon itamit ci ki koy wuutu bi lay doon waaye système éducatif bu Sénégal amuñu sañ-sañ ñun ñàkk cee am yaakaar sañ-sañ bi ñu am rek mooy am nañu yaakaar ci système bi te jàpp na ni bés dina ñëw dina dem ca kanam incha allah. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay sant di la gërëm.